mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff bi dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior mi ta ndaw ñi dinañ ko boole ak ki nga xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kol bu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape Thiam numéro 2 waaye ci bés boobu itamit Obali dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wuli ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu. jërëjëf jëf mbokk yi amaan nañ bëgte ak kontaan tey pour amaat beneen yoon plateau bu am solo ci beneen i façon waaye lépp rek ci làmb lay doon ci li nga xamante ni moom mooy seen programme yi luttetv.com ngeen ànd ci ak VOD Voice Out Digital ñu ànd seeg yéen tey ci programme bu am solo ñu ngi ci am ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaanaan yi nga xamante ni tey ay làmb lañ rawatina ki nga xamante ni moom mooy Beuz nag ñu ko xam bëri nañ ñi nga xam ci li nga xamante ni moom mooy wàllum làmb di développe làmb Jamaïcain duñu leen ko waxaat ndax ku ne xam na ko ci diggante Sénégambie ci wàllum làmb waate ñi nga ngi noonu mooy moom it doon li nga xamante ni moom mooy consulat bu am solo di liggéey bu am solo ci làmbi Gambie Ousmane Diop doon promoteur Assane Kébé taskati xibaar la ci li nga xamante ni mooy làmb Modou Lo ngeen ci àndal tey ak ñi nga xamante ni tey moom mooy sama gars yi ñu war a waxtaan lu am solo ci diggante Gambie ak Sénégal muy mbir bu am solo ci li nga xamante ni mooy wàllum làmb Beuz maa ngi lay jaar bu baax la maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax Modou Lo di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi di ci jiital Jamaïcain ndax ku ne xam ne ni jam moo ma dalal Gambie moom mu ñëkk indi Gambie diggante xoyantaan ak Baye bu ñoon seen face to face bi ma ñëwaatoon ci combat bi aussi bi yoon nag mu ñëw fii ànd ak Luc Nicolaï ñu doon def ay mbir yi nga xamante ni yu am solo la en vue du combat Modou Lo Ama Baldé am contentement bu baax a baax toog ak lambaloog yi nga xamante ni comme ni nga ko waxee seen kanam ràññee na leen bu baax a baax ci wàllum làmb fii ci Gambie di nuyu bu baax Pathé di nuyu bu baax Ousmane ak ki nga xamante ne mooy Assane di kontaan am yaakaar am yéene ni que lépp lu ñu fa nar a waxtaanee njëriñ lay doon pour ñaari réew yi nga xamante ne mooy Sénégal bi loolu am na solo bu baax a baax Jamaïcain maa ngi lay nuyu borom Jam Production. Modou Lo maa ngi lay fay di la ziar di la nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di sant yàlla bu baax di Seydina Mohamed sang-sang yi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu waa réew mi di nuyu waa bitim réew di la nuyu ñu ñu bokk ak plateau bi ku ci mel ni Ibrahima Faye borom Beuz Pro ñu gën koo xam ci luttetv.com tamit nga xam ne mooy CEO bi directeur bi comme ni ñu koy waxee fii di nuyu Pathé Ngingue consultant Ousmane Diop promoteur bu mag fii ci Gambie Assane Kébé lamblok di nuyu tamit suñu caméraman yi ñaawut yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi Sala ak Fatou Badji Sala Ndiaye xam nga ak seen site bi nga xam ne ñu rek ñoom ñoo ànd ci liggéey bi VOD waaw VOD mu ne di ziar bu baax a baax di kontaan nag ci plateau bi ñu bokk ak yéen ndax plateau bi tey dafa ala daw ne plateau bi tey mën nañu wax ne plateau Sénégal bi la waaw di nuyu ñuy chiffre yëpp ci luttetv.com fu waaye mën a nekk ci àdduna tey nag fii la plateau bi di xewee fii ci Gambia comme ni ko Beuz waxee yaa gën a bëtt frontières yi waaye bii ak yim fi doon ñëw dafa utee ñëw na nag ay xew-xew yu am solo dab ko fi dañu weesu démb gis ngeen ko ak li nekk suñu kanam ci làmb Sénégal ak li ñu jëm ci làmb Gambie ak li ñu nekk suñu ginnaaw ci làmb Gambie moo tax plateau bi tey am nañ yaakaar ne njëriñ dina feeñ lu bëri dina feeñ loolu am na solo bu baax a baax njëriñ dina fi feeñ dinañ ci waxtaanee tey lu am solo xam naa ne bala may ñëw suma gars yi ngir ñu nuyoo dafa am point bu ñuy laal ñoom bu ñu leen ci laalee rek dañuy nuyoo waay Beuz démb ku ne xam ne ne event bu mag am na ci li nga xam ne moom mooy arène nationale Gaston Production lañ ci àndaloon waaye dafa am li nga xamante ni tey bàyyi nañ ci xel ci li nga xamante moom mooy ca liggéey bu rafet ci wàllum làmb muy li nga xam ne moom mooy pay per view démb gis nañ ne àndoon nañ ci ak ñi nga xamante ni tey moom lañ doon suivre làmb ñu bari tey gis nañ ne ñu ngi doon suivre làmb ji waaye mel na ni si li nga xamante ni tey ñu ngi koy dégg ci jàngite askan wi moom mooy seetaan nañ waaye ba léegi amuñ li nga xamante moom mooy li leen gënal wala boobu nañ ko daan amee te gis nañ ne mel na ni Beuz dafa ëppoon ci li ñuy génn ci ay li ñuy dégg ci ay kàddoom muy lancer message lu jëm ci wàllu pay per view wala bu ci moom lañ ko njëkk a gisee loolu ndax mën nañ ci am leeral ci li nga xam ne mooy wàllu woowu. waaw jërëjëf Modou posé nga ma question bu am solo
solo ndax wax dëgg yàlla démb ba léegi sama téléphone bi mu ngi ring comme ni nga koy waxee fii ci Gambia sama téléphone baa ngi ring lu bëri ñu ngi may woo di ma laaj naka la ñuy jëndee code yi ñu ngi may woo di ma laaj problème image yi nga xamante ne amoon na démb ak yeneen mais leeral bu mu ci mën a wax rek ci gàttal moom mooy Buzz démb bokkul woon ci ñi nga xamante ne ñoo doon def pay per view bi dëgg la Buzz Pro moo fi ñëkk a def pay per view def nañ lu ëpp 8 events ci pay per view maanaam 8 événements def nañ ko ci pay per view Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ñoo ko def mu nekkoon first event ñu àndoon ci ak Luc Nicolaï Balla Gaye 2 Modou Lo second event bi ñu àndoon ci ak ki nga xamante ni moom mooy Gaston Production après def Gris 2 Reug Reug Luc Nicolaï Lac de Guiers 2 Boy Niang Baye Ndiaye defaat Gora Sock Tyson 2 Fallou Ndiaye def li nga xamante ne moom mooy Modou Lo Eumeu Sène ñu ngi ko jël ci bésu événement bi ñoom waa TNT yi ñoo ko defoon ak OK Africa mu nekk 6 event yu ñu defoon waaye yemuñu foofu ñoo dugg ci li nga xamante ne moom mooy mode bi ak Adama Paris Dakar Fashion Week mu nekk suñu 7e événement ñu pare enchaîné ak Lac de Guiers 2 Eumeu Sène liggéeyaatoon ci ak Gaston Production mu nekkoon 8e événement 9e événement bi nag moo nekkoon Tyson 2 ak Franc moom la ñu mujjee def boobu itam événement bu ñu jël la à 24 heures du combat mais événement bi nga xamante ne moom moo nekk diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye Buzz Pro liggéeyul pay per view boobu beneen structure moo ci doon ànd ak Gaston Production doon liggéey pay per view boobu kon yaakaar naa ni ñi nga xamante ni ñu ngi may woo yëpp ma nekk Gambia mënuma leen jël ak yu mel noonu dama leen bëgg a wax rek Buzz Pro amul benn responsabilité ci événement bi doon am démb Gaston nag liggéey nañu liggéey bu am solo ci événement yi ñu jot a génn waaye dara ñaawul suñu diggante condition yi nga xamante ne moom moo doon am rek bi yoon moom la ñu juboowul ci condition yooyu noonu moo tax mu am lu ko gënal pour dem liggéey ak ñeneen loolu rek la mais du leneen amul benn animosité amul benn problème wax dëgg yàlla ñu gis ne démb yor nañ wàllum pay-per-view bi ñu ëpp si ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon bàyyi xel combat bi am ci problème ndax balaa démb muy event diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye dañ daan liggéey ci wàllu woowu waaw ñooñu wax mën naa wax jot nañoo liggéey ak ñun ci Lac de Guiers 2 Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Eumeu Sène ñun ñoo àndandoo liggéey bi ñoom ñu amee seen plateforme ñun ñu amee suñu plateforme waaw mu amoon benn collaboration bu amoon ci suñu diggante ñoom ñaar ñu toggandoo woon ci ay plateau TV maa ngi làkk anglais sax ñu toggandoo ci ay plateau télé waxtaan ak askan wi wax leen ni que combat bi dafay jàll ci ñaari plateforme yëpp muy plateforme senaffiche.com ak seen plateforme ñoom muy itelepay.com amoon na itam beneen plateforme bu tudd Wasa TV ñoom itam jotoon nañ liggéey parce que ñoom ñoo waroon def Modou Lo Eumeu Sène ñu dem ba ci bés ba mu amoon ay jafe-jafe ñoom ñu waxtaanoon ak ñun seen affiche mujjee def Modou Lo ak Eumeu Sène donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo def démb yëpp Buzz Pro jot naa collaborer ak ñoom in the past waaye teewul ni démb moom Buzz Pro dugalu ci loxoom daal. waaw Modou Lo question bi am na solo comme xew-xew bi amoon démb di lamb ju neex askan yëpp doon ko xaar muy diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye ki ko organisé nekk suma papa di Gaston ñëpp xam lu mu def ci lamb xam liggéey bu rafet bu mu def ci lamb xam ne tey lamb Sénégal bu demee ba yegg yenn niveau yi def ci bay waaram tey bu mu bëri di war ay 4x4 yor ay immeuble Gaston liggéey na ci liggéey bu am solo kon kooku kenn du ko wax nu muy liggéey ak lamb ak nu muy organiser événement bi nag démb fii lañu fekk Gambie ndax ñun pay per view Buzz moo ko indi initié ko ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye waaye ñun tey ñoo ko jël dugal fii carte yi Gambie ndax su ma bàyyee xel diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye bi mu defee pay per view bi carte yi nga xam ne moo waroon a ñëw Gambie fii man maa ko indi intégré ko fii ci dëkk bi te lamb bu amee képp ku nekk Gambie bu ko seetaan ñu ci bëri seen xel day dem ci ñun dañuy woo téléphone di ñu solliciter même bu ci bu démb bi am naa tey ñu ci bëri ñoo xam ne démb woo nañ ma sonal ma ci ay code ba dama mujj woo ay ñoom Pape Bouba ndax Buzz mu ngi fii gis nga mujjuñ ko seetaan ñii tamit jënd nañ woo ñu am nañu discuter ne ni ñu ko doon gisee ak ni ñu ko gisee démb bokkul wala boog problème mu connexion waaye ko xam Gaston xam ne lépp luy jëmale lamb kanam moo ko intéressé ak luy doxal liggéeyam xaj na nag mbiru technique la waaye dina si def njàngat ba beneen yoon su organisé waatee événement dina xam nan la ciy àndal. ayca loolu am na solo rek foofu dama fay dugal suma gars yi Pathé Gningue national consultant. waaw Mawlo maa lay nuyu di nuyu Buzz di nuyu Jamaïcain di nuyu Ousmane Diop ak ko nga xam ne mooy Assane Kébé waaye yow moom consultant bi rek ngay wax waaye ñun ay manager lan waaw wax dëgg neex yàlla balaa consultant tamit manager lan yor ay kiri waaw loolu moom loolu la ñu xamee sax waaw xañ na rek danoo sob rek waaw moo tax ñuy wax ci lii waaye nekkul suñu waaw bi affaire si amee démb ñu bëri woon na ñun ñi tamit xam nga dinu laaj affaire yi carte yeeg ak naka la ñuy def ba seetaan ko waaye bu ñu waxee tamit xamul rek lan mën a wax waaw ndax
naka la tuddati sax ñu nekk Sénégal ñu si bëri bu yu mel nii amee dama dee kool foofu laajte waaw pour affaire si naka la mën a def ba seetaan si làmb si sometime jam yi fa la koy def fekk yenn saa yi moom moo ñuy faciliter affaire si pour mu gën a yomb si ñun waaye nag démb affaire si fi la ko fekk amul fenn foo xam ne fa la mën a jaar pour ñu am affaire si waaw ñu gën ci bàyyi suñu xel bu baax te xam ne dañuy sóoraale waa diaspora bi nga xamante ne nekkul Sénégal pour bu yemil nii amatee waaw ndax ñun lamb yu mag yi am Sénégal yëpp bu amee dañuy bàyyi suñu soxla kenn du dem liggéey waaw dañuy am problème toog pour mun ko mën a topp ci PVV bi da ngay gis ne ku ci nekk xam nga fu nekk yaa ngi fay jom pour noo ko mën a seetaane waaw waaye di wax ne daal Père Gaston indi na démb journée bu neex a neex waaye wax dëgg fa neex yàlla aftasil rek daal la ni mujj toppaat di kool di laajte kan moo daan ak lan moo fa jot a xew ak yooyu noonu waaw waaye nag waaw ñu gën cee bàyyiwaat xel bu baax a baax si yu mel ni bu amatee ñu sóoraale nu si daal Moussa Ndoye ak ki nga xamante ni moom mooy Sa Thiès démb la woon ñu gis na Sa Thiès toog na 3 ans bëriwul gis nañ ne si tolof bu génne woon démb mu mel na ni préparé na lu jaar yoon ñëw gis nga li nga xamante ne moom moo xew ci combat bi loo may jàngatal ci li xew démb waaw ñoom ñaar bëri nañ combat bu neex waaye damay wax ne doole joxul jaamu ndax bi ñu sumee ko ñoom ñaar démb boo xoolee Moussa Ndoye xool Sa Thiès rek da nga gis ne Sa Thiès ko ëpp doole waaw donte ne Moussa Ndoye nag bëri si na ndax àgg na ko foo xamante ne bi bu tolloo woon doole yaakaar naa ne mën naa am dara waaw ndax juumloo na ko ci biir bëre ba daw jëli tànk bi xam nga waaye Sa Thiès sama def di ndaanaan waaye bu fekkoon ne doole yi tolloo woon na waaw Moussa Ndoye mën naa am foofu dara waaw waaye nag Moussa Ndoye tamit forme bi indi démb waaw liggéey na trop góorgóorlu na si combat bi def na si lépp lu mun waaye nag waaw dafa tase koo xamante ne daf ko gën a nekk ndaanaan muy Sa Thiès am na solo bu baax a baax joxal ma Ousmane Diop moom it mu yéey si yaat bi Ousmane Diop maa ngi lay ziar bu baax lan nga ma mën a jàngal ci bés bi nga xam ne Gaston indi na ko démb waaw journée bi moom neex na si ñi ko seetaan waaye ñun yàlla def na mënuñ koo seetaan si bi muy daw parce que dafa amoon problème yi réseau comme pay-per-view bi ni mu doon demeewul ko démb waaye tamit loolu suñ ko def tamit war nañ si di calcul ñi nga xam ne foofu la ñuy mën a seetaanee làmb yi parce que ñu nekk si diaspora bi yëpp foofu la ñuy seetaanee làmb. ak Assane Kébé gannaaw boo nuyooyee foog ñu waxtaan ci ndax foog naa ne Moussa Ndoye gëj nañ koy gis moom it waaye ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès toog na 3 ans bëreewul démb gis nañ ñëw na ak beneen yoon préparé combat am lu jaar yoon ñu gis li nga xamante moom mooy am ci li nga xam ne mooy grand combat boobu. gannaaw boo nuyoo. waaw Mawlo ma lay nuyu di nuyu ñu bokk ak plateau bi yëpp Ous Pathé yow sa boppa ak sa bës nga xam ne yaaga nañ ko toppa si affaire yi pay-per-view bi diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye boobu toppa nañ ko si bu baax a baax ndax boobu jam mosu doon liggéey jëna moo suma shop sax dañ doon jaay coach yu bëri sax kon loolu tamit maa ngi koy jaajëfal si loolu di ñuy jam li ñu tuddee suñu caméra léegi li ñu am fii tamit waaw waaye na man naka nga même rek mun loo moo ko si affaire yi pay-per-view bi nii man nag xam naa beneen dimension la see ñëwee na man pay-per-view right now nii man lu ma ko gisee dañ ko da si teel a duga su ma sañoon daal mënoon bàyyi ba gën a maîtriser affaire yi soo bàyyi xel soo demee Sénégal ak Gambia ay Dakar rek wala nañoo Gambia gir ta bañoo area rek noo am internet bu correct ob bi si dëkki àll yi kenn amut internet bu correct dafay ñooñu génn nga leen si laama ji te amul accès pour dem Dakar seetaan ko fa lu ma tamit mbiri pay-per-view bi man si man di moo nu ko def ni ñu ngay rey làmb ji si wàllum visual si wàllum nit ñi di seetaan làmb ji live waaye yàlla nag def na kon léegi xari na lu si ay WhatsApp su làmb ji jeexee rek ñu fa nekk si asab bi dinañ ko vidéo seetaan la ko koy gisee ko ñun démba jël yëpp ñoo leen koy gisee waaye kon daal si benn boor daal mën na biir pay-per-view bi gars yi wala si gën a mun a liggéey ñu gën a dooleel internet force ko yëpp si internet la moo dox ñu doole ko si ñëpp mu ñëpp mun see jot internet bu yomba ko si ñëpp mun si ko am si lu yomba ñu soo ko ñëw mun a ani lu doole ko waaye tànkal mi ngay dem bi ni every problème la man laa ma yu fi am yëpp soo yemee pay-per-view di nga seetaan ba si dëkk bi mu dog nga fonne carte bi nga jël fekkee ne ko carte fekkee yow sa internet dëkk bi moo amul doole nga nekk di bilim nga ne waa kii carte bu ma jaay baaxu fekkee yow nekku si borom carte bi si internet bi la loolu war na si gën a mun a dooleel nu xool naka la mun a yokk internet waaye ñu def ko loo xam ne moo gën a yomba pour mbir yi waaye daal ni nga ko bëgg a imposer nit ñi nii ñu nga ko use by force si event su yàggee mun na wàññi làmb ji si lu bëri te làmb ji ba léegi dañ soxla akat ñu ngi wax ne sponsor yaa ngi daw te sponsor yi visuel leen soxla su tey foo soxla su làmb amee bëgg na ay millions of people seetaan event bi ñu gisaale moom protocole su dee loolu dana ba loolu mëntu ko am mun na wàññi si làmb ji si wàllu visuel bu baax a baax loolu mooy xam naa rek laajte ma ko waaye mu nekk loo xam ne man su ma xalaat loolu laa si am Modou Lo beneen bi ko na ko waxee Moussa Ndoye ak Sa Thiès loolu bu mu taxawee mais bi xam nga mbër moom
sa métier mooy bëre foog nga bëre waaye soo ko xoolee si benn boor làmba boolewu leen soo bàyyi xel no dox diggante Garga ak Sa Thiès te Garga moom mujjee daan Moussa Ndoye nga war a ñëw Garga daw combat bi yow mun daan nga ñëw jël Sa Thiès ko ñëpp xamoon ne mais bi xam naa kii xaalis wala métier làmba la du gis avance bi taxawaalu mu war a dundal famille am te du ko jël ma yaakaar naa ne loolu moo tax Moussa Ndoye muy jël combat bi waaye combat bi ñëpp xamoon na ni la fay demee képp ko xam lamb di nga xam ne lii du combat soo xoolee qualité Sa Thiès ak qualité Moussa Ndoye ku nekk ñoom ñaar fu ñu jaar di nga xam ne loolu nekkutoon combat bu leen waaw indi bi Moussa Ndoye am na xadar doon na fi tonnerre mu daw xam nga bële na fi dugal fa si kalaaf dem ba final Malick ñaa daan ko yooyu loolu yëpp bokk na si loo xam ne daf si xala réer nit ñi nekk moom champion la waaye dafa des te démb làmb ji wane na ko na Pata wax na ko dem na ba dugg am lu baax waaye doole beeg xarañ bi moo ko maytoon waaw mu nekkum combat boo xam ne moom nii rek la fa mënoon demee na Sa Thiès tamit heure bi ni nga ko waroon séntu si kaw daal waaw fu gaay aga waaye lu gis ne saa yu amee combat boo xam ne daf ko égal rek daf koy wàccee ko diggante moom ak Malick Niang nu mu fa demee woon ak diggante ak kooku noonu di Boy Niang mu nekk combat boo xam ne noonu rek la mënoon demee Modou Lo du su mën a wax lu bëri noonu rek la mënoon demee na ko bàyyi doole emut xam-xam emut Modou Lo macha allah am na solo lool balaa may ñëw nag ci kii bi nu mu tudd Sa Thiès ak Moussa Ndoye mu ñëwaat tuuti ci pay-per-view bi kontaan trop ci remarque yi nga xamante ne Assane Kébé def na ko parce que lii moom moo am solo pay-per-view dañu soxla ay contradiction dañu soxla ay critique pour mun a évoluer tey xaw ma nag bi ngeen amee tuuti seetlu ñun ñëpp ci askanu làmb lañu bokk ñun ñëpp dañu bëgg a làmb jëm ci kanam léegi boo seetloo fu mu toll nii promoteur yëpp ngi def pay-per-view Luc Nicolaï Gaston Mbengue Fallou Ndiaye Pape Abdou Fall moo lee mu promoteur tey ñuy tëgg làmb mun naa lim ba kii jamaïcain rek tëggu defagul pay-per-view mais promoteur yëpp fu mu toll nii ñu ngi def pay-per-view donc loolu dafa am lu muy tekki bu njëkk promoteur sponsor da doon daw ci ginnaawam sponsor yi ñoo doon topp promoteur yi da ngay gis benn promoteur day tëgg benn làmb nga gis ay sponsor yu bëree mais léegi da ngay gis promoteur mooy daw ci ginnaaw sponsor man dama def live Franc ak Tyson 2 may waxtaanee ci combat bi ñu ne ma combat bi moo dàq ci at bi ñu bëri ne bu muy soog a taxaw ne ma combat bu mag la diggante Franc ak Tyson 2 keroog promoteur bi benn sponsor la am muy Huile Jador ak làmb ji lu mu rëy benn sponsor la muy Huile Jador tey boo xoolee promoteurs yi sponsor yu mag yi ñu doon am ñu leen di jox xaalis joxatuñ leen xaalis donc loolu moom moo indi tey jii pay-per-view parce que pay-per-view dafay promoteur da ciy gagné ñaari yoon pay-per-view bi ñi nekk ci diaspora bi ñi nga xamante ne seen xaalis doon musta woon dem ci làmb ji mooy ñoom dañ doon ñëw taal seen télé seetaan wala boog ñu dem pare làmb ji jeex ñu tef internet bi ubbi YouTube seetaan léegi ñooñu da nga leen di obligé ñu jël xaalis dugal ci làmb ji ak seen carte bancaire fépp ci àdduna bi plus de 132 pays dañuy fay ci pay-per-view bi donc ñi nga xamante ne ñëwuñu woon ci làmb tey ji ñoom dañuy yëkkati fay benn prix ñu wëlbati ko xaalis ba promoteur bi jël ci wàllam bu ci promoteur bi jëlee wàllam mooy mbër bi da ciy jël wàllam ndax mbër bi loolu lay fayeeku waaye lu ci ëpp solo mooy tey sport yëpp yoo xam ci àdduna bi droit télé moo koy doxal que mu nekk tey football que mu nekk basket tey chaîne télévision yu mag yi dañuy jël xaalis di ko fay championnat yi xaalis boobu noonu nag mooy doxal tey jii sport yooyu noonu léegi droit télé nag amul ci làmb du RTS du 2STV du Sen TV du TFM du kenn ci ñoom ku yëkkati tey jii 10 millions 15 millions 20 millions jox ko promoteur donc pay-per-view boobu day indi droit télé bi ba pare beneen mbir tey ñu bëri ñu ma xam ci Balla Gaye de Gris Bordeaux la ñu dellusiwaatee stade ay amateurs yu bëri bàyyi woon nañ dem làmb bàyyi woon nañ dem làmb mais bu ñu nee pay-per-view ñu ne comme damay dem ba fay pour seetaan sama kër man ma dem fay jënd ticket seetaan ko donc man gis naa keroog làmb ja mu fees del Balla Gaye Gris Bordeaux pay-per-view lu mu jaay ci billetterie jour boobu noonu kenn mësu woon xalaat ne dina am Balla Gaye de Modou Lo gis ngeen revenu yu ticketing bi jaay ci stade te bu njëkk ba dañ leen doon 70 millions mësuñ koo am ci billetterie bu ñu ko amee fa lay yem 70 millions mais jaay nañ lu presque 200 millions ci ay billets loolu journal yi wax journaux yi wax jamono ji donc pay-per-view bi moo tax tey sa stade di fees léegi nag tey
kon pay-per-view bi dafa am lu muy indi léegi nag pay-per-view boo gisee nu mu ñëwee nii am na côté yu mu yàq parce que tey làmb dafa nekkoon benn fête comme ni ko Assane Ka bi waxee da ngay toog ngeen taal seen télé en direct yi ñëpp ngeen toog naan seen ataaya lekk seen ceebu jën di seetaan live and direct di commenter waxtaan kër yi neex mais loolu noonu nag pay-per-view nag da ko yàq parce que tey da ngay nekk ci yenn zone yi zone yooyu connexion internet bi baaxul wala amuloo lu mel ni TNT télévision gratuite nga am donc yow da ngay am jafe-jafe pour seetaan pay-per-view boobu noonu donc côté boobu noonu nag processus la boo xoolee internet ñetti at ci ginnaaw ak internet léegi ute na ñetti at ci ginnaaw Balla Gaye Gris Bordeaux pay-per-view bi dafa mën ay jafe-jafe mais boo xoolee pay-per-view bu yu Buzz Pro mujjee def Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Tyson Franc Modou Lo Eumeu Sène yooyu yëpp yu Buzz Pro def ci biir seen affiche.com macha allah lépp jàll ci yoon. ok amul benn jafe-jafe. donc loolu am na solo. waaw su ma juumul comme fi li Buzz bëgg a wax moom maanaam mooy sponsor yi ñoo ñëwatul loolu moo tax pay-per-view dugg si ci làmb. sponsor yi ñoo ñëwatul moo tax pay-per-view parce que sponsor yi bu ñëwee jox xaalis promoteur bi tey mën na koo bañ a def pay-per-view wala sax pay-per-view boobaa dañuy changer méthode bi. boobaa pay-per-view lu muy nekk mooy. télé gratuitement 17h mooy 5 o'clock 5 o'clock ñu def gratuit TV 5 o'clock ba làmb ji jeex mais ci bëccëg bi ñu def ko pay-per-view mooy ñu bëgg a gis kër Sa Thiès kër Moussa Ndoye kër Balla Gaye kër Bombardier kër Modou Lo kër Ama Baldé ñu def ko ci bëccëg bi mu am ñoom dañu bëgg a làmb ñoo xam ñoom pare nañ pour fay pay-per-view mais fekk na sponsor bi moom mooy jënd 5 o'clock ba 9 o'clock sponsor bi jënd ko. ok mel na ni làmb yu ñu gisagum mu am Sénégal yëpp pay-per-view doon ci liggéey démb la ñuy doog a gis lu Buzz liggéeyul ak pay-per-view. waaw promoteur ci pay-per-view. waaw wax dëgg yàlla Buzz moom mën naa ni pay-per-view yu fi am yëpp ci wàllum làmb. Buzz moo ko def Buzz Pro du man parce que structure la man maa ci gën a néew xam-xam. ñu ci nekk ci ginnaaw di ci liggéey vraiment macha allah. tey liggéey bi dañ koy jox àqam di ci liggéey techniquement dañuy jël sax suñu xaalis ñu bëri dañu foog ni pay-per-view dañuy jox xaalis. billaahi wallaahi wa taalaahi ñun dañuy jël suñu xaalis di ko def ci pay-per-view. ndax dañu bëgg a nam dañu bëgg a làmb. te dañu bëgg a tey ji technologie jëm ci kanam. billaahi ñu bëri foog nañu tey ji dañu am ay milliards ci pay-per-view yàlla mi ñu tiim. tey bu ñu defoon calcul bi. pay-per-view dañ ci perte xaalis ñun. waxuma promoteur ñun dañ ci perte xaalis. ndax ñun Buzz Pro dañuy jël suñu xaalis. billaahi di ko def ci pay-per-view pour bëgg mu baax. parce que def nañu Balla Gaye Gris Bordeaux mu bëri coow lool. nga yeewu ñu ne la connexion bi baaxul seen serveur yi dafa am problème seen lii piratage bi ak yeneen ak yeneen nga defaat Balla Gaye de Modou Lo mu am yeneen coow ci yeneen côté yi. naan leen fi ñu doon jëndee dafa am ñu jënd ñu jël seen xaalis ñuy remboursement 16 millions loolu neexul ci xol. boo dee gor tey ngay yeewu di liggéey ci mbir nga liggéey ci benn yoon ñaari yoon nga am ci ay jafe-jafe non da ngay naan lii bu ma naree tey liggéey mu am jafe-jafe ma dagg sama yaram. moo tax ñun dañuy jël suñu xaalis. suñu gars yi ñuy liggéey dañuy jël suñu xaalis di fayal suñu bopp ay mbir yu bëree bëri ci wàllum technologie. parce que xam nañ ni pay-per-view day bëri ay problème day bëri ay sabotage. li nga sóoraale wu rek mooy ñëw. moo tax ñun bu ñuy def pay-per-view ak expérience bu ñu ci am lu bëri dañ koy sóoraale di ko mettre en place. bu lii daanoo beneen côté bi di dox. moo tax ñu dem ba léegi sénégalais yi seen xel dal ci pay-per-view. mooy seen xel dem ba mun a ne Buzz Pro kat mu ngi def pay-per-view bi njot na ni dina am image yu leer. ci bëccëg ba ci guddi ga. incha allahu rabbi donc loolu kese la mais tamit àdduna mooy doxee noonu ñun rek amuñu fi xam-xam ñun rek ëpp ñu fi xam-xam kenn tey ñeneen mën nañ ñëw teg seen ay système avancé promoteurs yi itam même chose ñoom itam yaakaar naa dafa am lu leen arrangé waaw kenn mun ci dara kenn du forcé mënuma fi forcé kenn ne Buzz Pro ngay liggéeyal parce que promoteur bu gisul boppam ci lu ko Buzz Pro di proposé wala bu gisatul boppam ci lu ko Buzz Pro di proposé mooy lii nga doon liggéey ak Buzz Pro waaye léegi li nga doon liggéey ak Buzz Pro mënatuma ko ndax du ma ci génn promoteur boobu bu ko neexee mu dem xooli ji feneen ñun tamit ñu continuer suñu yoon liggéey xam nit ku nekk sa wërsëg rek nga war a lekk waaye di ñaanal yàlla li nga xamante ne mooy pay-per-view bi mu gën a jëm ci kanam ndax man amateur laa te am naa yaqin ni que pay-per-view mooy jëmal làmb kanam. waaw. ak pay-per-view bi kon mel na ni promoteur yi am na gañe bu ñu siy gañe loo xam ne dinay dalal seen xel saa su leen jot. waaw yaakaar naa ni mag buy naan ndox bu tàng. sukar saa tax donc pay-per-view bi moom wax promoteur yëpp ngi ciy dugg. donc macha allah. Moussa Ndoye ak Sa Thiès dañ ci war a def débat ndax lu xew démb ñaari mbëri mooy loolu amoon nañ beneen tolluwaay ci làmb surtout Sa Thiès gis nañ ne digganteem ak nga xamante ni moom mooy Boy Niang combat boobu am na lum si espégoon
foofu mel na ni am na fa li nga xam ne moom mooy féelin mu taxawoon xaar 3 ans mel na ni moom it gisoon nañ na xamoon dafa demoon gàddaay wala mais démb def na lu doy waar ñëw jaarale combat am ci yoon gis nga li nga xamante ni indi na ko digganteem ak adversaire am. macha allah jërëjëf Modou Lo. Combat Sa Thiès Moussa Ndoye dañ koy analyser ci ñetti pàcc. dañ koy décortiquer après combat bi ci ñetti pàcc. ci ban bu ci njëkk moom mooy la préparation. naka la ñu waajalee. bu ci topp moom mooy lan moo nekkoon stratégie de combat bi. mooy man fan laay jaar pour daan sama adversaire. bu ci mujj bi moom mooy naka la ñu bëree. donc ñetti pàcc yooyu man ci laa koy tënk. pàcc bu ci njëkk moom mooy préparation bi. bu njëkk combat bi dafa taxaw ma gis Sa Thiès mu téye ay corde di yëngal. ma def benn live ak gars yi may leen Sa Thiès forme bi neexuma. ñu ne ma lu tax may leen Sa Thiès xamee ma ko nii Sa Thiès am biir. yu mel ni ay autocollant. di nëbb biiru Sa Thiès bi. mooy des fois nga gis tey photo ñu dugal photo nit bu bëggee nëbb dara day jël lu mel ni emoji. émoticône def ko foofu. donc ku dugal photo Sa Thiès ma gis muy nëbb biiru Sa Thiès. may leen Sa Thiès xamee wuñu ko lii. Sa Thiès dafa nekk mbër boo xamante ni toujours prêt. combat sans combat toujours prêt. mais Sa Thiès a prouvé démb bu mu simee ko ni que xam na yoon bi. parce que dafa mel ni dafa dégg jëwu gaa yi. dégg jëwu gaa yi mooy man fu mu toll nii am naa masse. ba sama biir bi di lang. man liggéey souplesse liggéey rapidité ba toj sama yaram bi dégraissé. Sa Thiès dafa xaw a wàññi biir bi wàññi yaram bi ba mun a téye souplesse am. parce que souplesse boobu bu ko amul woon tey Moussa Ndoye bu doyee ni ko slip du mën a reculer lu bari day diis. day xool fu mu tëdd. mais dafa liggéey souplesse bi defaruwaat wàññi biir bi ba démb bu mu simbeekoo doone Sa Thiès am na biir. donc ci préparation côté Sa Thiès mun naa ne Sa Thiès xam na yoonu entraînement. parce que dafa jël masse. mais léegi maasam boobu dafa ko fexe wàññi ba defaru. tey jii ba ànd ak souplesse te souplesse boobu la bëree ba daan Moussa Ndoye ci wàllum préparation Sa Thiès. wàllum préparation Moussa Ndoye dama ne Moussa Ndoye dafa def ngandim erreur. Moussa Ndoye n'était pas prêt. ñu bëri ñu ngi naan forme Moussa Ndoye baax na non Moussa Ndoye n'était pas prêt. Moussa Ndoye lu tax il n'est pas prêt combat boo xam sa diggante ak Sa Thiès derby la depuis juróom-ñaari at ñu ngi lay tuddal sa diggante ak Sa Thiès ñu fay leen xaalis tey da ngaa war a fexe promoteur bi yóbbu leen 5 mois 6 mois combat bi da nga cee war a tukki. Moussa Ndoye di bëri ak Sa Thiès combat addunaam la combat bi da cee war a jël avion dem di entraîner di lekk di tëdd. buñ simee koo digganteem ak Sa Thiès kenn warut a xàmmee Moussa Ndoye dafa war a indi doole indi masse musculaire bu dëgër mooy moo a bëreeg Sa Thiès mais combat bi dama am impression ni que dañu ne woon début bi juillet lañ koy nekk fin juillet ne Balla Gaye ak Bombardier ñooy bëri le 26 juin mais ñu wëlbati leen Moussa Ndoye perte 1 mois de préparation moo tax bu muy simmee ko ñu ngi naan pare na man pour man parewul pour man combat bi waroon na nekk combat bu war a gën a gudd. ci préparation loolu laay tënk. ci stratégie de combat. ci wàllum préparation boobu est-ce que tamit Moussa Ndoye ñëwutoon pour am rapidité digganteem ak Sa Thiès comme li nga wax rek. jàng fausse image Sa Thiès bëgg ko gën a am rapidité pour. waaw mais rapidité boobu moom laa la wax xam nga Sa Thiès dafa jël masse ba pare wàññi masse bi tuuti wàññi biir bi pour am rapidité. donc Moussa Ndoye dafa waroon jël masse. après wàññi tuuti masse miinal masse bi ak bëreem. indaale rapidité ak masse. parce que gis nga ni tey même. ci MMA boo xoolee les grands sportifs comme John Jones nga xam ne c'est l'un des plus grands champions de MMA moom mu ngi doon bëre catégorie 100 kilos léegi dafa bëgg a yéeg dem 120 kilos mais léegi dafay jël gras day lekk dafay dem ba pata boo gisee lex yi génn biir bi génn léegi nag mu commencé nag entraîner pour léegi dagg yaram bi mu def muscle donc maanaam dafa jël dem ba pataa léegi pataawaay boobu lay liggéey pour léegi yaram bi dagg. donc processus entraînement noonu la Moussa Ndoye dafa waroon jël poids ba noppi ba kenn du ko xàmmee mu fexe dagg nag yaram bi mu nekk yaram bu dagg nga xam day ànd ak rapidité. donc man tey loolu laa gis ni que. tey même bu bëggee rapidité waroon na ko booleeg doole. boo ñëwee ci stratégie de combat bi nag Moussa Ndoye dafa def ngandim erreur man dama def live ne Moussa Ndoye warta mës a bëreeg Sa Thiès. Moussa Ndoye yuusa la war a andi ma ne bul ma laal bul ma jege su ma doon Moussa Ndoye loolu laay def. Sa Thiès bul ma laal bul ma jege fële laay taxaw damay xeex ak yow. loolu nag mooy wax ji. kana da nga gëmul ne war na ko mën a daan ci bëre wala. non c'est-à-dire que Sa Thiès mënu laa ëpp doole dàqloo ko bëre bu ko daan ci bëre ëpploo ko rapidité bu ko daan ci bëre. Sa Thiès lenn nga koy daanee amul garde xeex bi neexul. Sa Thiès xeexu gëm-gëm lay xeexee xeexu mbedd lay xeexee. kooku su may bëri moom dama koy xool xeex ak moom Moussa Ndoye loxo yi dafa xot dafa wow koŋ gunee lëbu la. gis nga bu mu dóoree tonnerre da ko wan ginnaaw. gis nga moog Lac Rose xeex bi dafa metti ci Lac Rose Moussa Ndoye day dëggal boppam ci xeex bi.
reculer ne Sa Thiès bul ma laal. bul ma jege boo déclenché mu dóor le coup de dégagement te Sa Thiès du war ci xeex. Sa Thiès du war Sa Thiès bu tàmmalee xeex rek non du la song du war donc comme Sa Thiès bu dëggalee boppam ci xeex bi Moussa Ndoye dëggal ci boppam ci xeex Moussa Ndoye mën na dóor coup boo xamante ne day wàññi Sa Thiès ma soog a bëre. mais ah comme ko Boy Niang indi lool. waaw mais Moussa Ndoye man mënumaa comprendre tey ji Sa Thiès déclenché xeex. Moussa Ndoye daw di uti ji bëre. loolu du yoon parce que ñëpp Sa Thiès ne woon na Moussa Ndoye yow da nga maa ragal ñemewuloo ma. waaw may li ma jàng ci Moussa Ndoye it mel na ni sa commencé nañ xeex bi mu gis na Sa Thiès fi mu taxawee baax na pour mu dugg mu am gëm-gëm ne bu duggee war na mën a am ci moom dara ndax duggam baax na. dama koy indilaat Balla Gaye numéro 1 ak Tafa Gueye première defetu Tafa Gueye laay indilaat Moussa Ndoye mu seetaan ko. Tafa Gueye dafa téye Balla Gaye numéro 1 daan ko ci mbapat nu mu ko neexee la ko doon daanee da ko daan ba doyal. ñu boole leen arène. waa Fass ñoom Mbaye Gueye ne ko kii waroo bëri ak moom kii mooy la gën a nekk mbëru arène Tafa Gueye ne non kii fu ma ko fekk mbapat daan ko dama koy daanaat arène gars yi ne ko ba ca bés ba ci ngay comprendre li lay wax mais Balla Gaye 1 day bëri ak Tafa Gueye da koo dóor coup ba Tafa Gueye dem di raam tey bu doon mbër yu bëri dañuy song ji Balla Gaye dañuy song ji Tafa Gueye mais Balla Gaye 1 song ko dafa taxaw harcelé Tafa Gueye saaga ko ne ko taxawal tey rek laay jaar fu bon menacé ko ne ko taxawal dëggal boppam donc làmb am na fu muy toll tey Moussa Ndoye même bu feeñoon digganteem ak Sa Thiès bu comme bu tey ji song bi si feeñoon sax watta song da nga koy ne yow yaa ma ne man ragal laa damay xeex ak moom tey dama lay duma ba nga xam ne duma ragal nañ teg suñu reliquat bu ñu songante nañ xeex Moussa Ndoye loolu la waroon indi ci làmb ji démb jam Moussa Ndoye Sa Thiès nga baal ma nag bu ñu nee ëllëg la combat bi jam daf ma fi wax loo xamante ne yaakaar naa ni tey bu ma ko enregistré woon gars yi ne jam nag day gisaane waaw man wax na ma loo xamante ne xam naa caméra yi gars yi di leen foog dañuy ku jouer mais daf ma toog fii fële la toog ma toog fii ma ne ko jam combat bi noo ko gisee ma wax ko analyse bi ma wax ni mu ne ma combat bi ragal naa kuy daanu day dëpp moom jam te yemul ci kuy daanu day dëpp daf ma ne dama ko yaakaar ni Moussa Ndoye day dëpp loolu mun naa ko wax ndax combat bi jàll na ma ne ko jam dama si seetal démb si jàkkaarloo os bi bu ñuy liggéey ñuy wax waxi combat bi jamono combat bi ñaar may am def su affaire bi génne seen diggante xalaata dina xeex si Moussa Ndoye ñëw jébalu Sa Thiès mu jàpp ko daan ko moom daanee nu ñëpp gaa yi di ko wax sëriñ ji di ko wax ndax démb moom wax dëgg yàlla non loolu démb moom yàgg na ko woy ci noppi gaa yi moom waaw Sa Thiès day dëpp moom yàgg na ko wax Moussa Ndoye xaw ma du daanu day dëpp mu ñëw na di wax ak man fekk taay ba maa ngi ci liggéey faale wu ma ko sax mu topp ma rek naa ma Sa Thiès bu ko daan nii lay def day dëpp te bu laa mu jeexee di nga la waxoon naa la ko ma yaakaar dafay am fu muy dem ñu koy wax rek day sóom nii rek jam dafa am ñoo kool ñu expliqué la wala da nga fanaanoo combat bi ndax lii moom man dafa ma mujjee dépassé de waaw Modou Lo yaakaar naa fàtte xaju fi moom bës mi du benn yoon du ñaari yoon lamb ju mag yàgg na am Sénégal mu dékk ma micro ma wax ci ndax moom ñi tey bokk na ci ñoo njëkk a dékk micro combat bu mag am ma def joxe sama analyse dama ko doon def sax ci rajo wala boog ñi ma jot a xam ci lamb nga xam ne maa ngi ñoom ñoo nekkoon place su combat amaan même bu combat bu ndaw dama leen di woo ne leen lamb ji léegi lii laa ci gis te suñ demee ba ci biir bëre bi dañ koy gisee noonu lu tax nag ñun dañ nekk ay xale nekk ci biir làmb te xale lépp loo nekk boo ci bàyyee sa xel yàlla jàppale la ci ñun bu suñu morom yi guddi ñuy dem di jàngi seen leçon yi ñun ñu ngi jàng suñu leçon ci làmb moo tax tey 95% làmb suñu la ko analyser su sóoru làmb ji da nga koy gis te nag Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne neexul waxee da ngay def analyse ci combat sax ñu dëkkal la foo dëkkul wala nga gis ci ay commentaire ñu lay saaga ñii di la woo da nga far te ñun dépassé nañ fu ñuy faree moo tax lu ci bëri ñu bàyyi ko. waaye jam bàyyil kii bi waxal ci làmb ji bàyyil affaire naxaate yi. da ngay gisaane démb. du gisaane. waaw waxal ci làmb ji. du gisaane bul wëral waxal ci làmb ji. du gisaane mooy moom wax naa ko du benn combat rek tey nag gars yi amaana da ngay sol grand boubou bu mag wala garaaju rëy soo waxee benn wax ñu copier ko dagg ko tas ko. mais la moo tax Sa Thiès Moussa Ndoye nga jàppoon loolu. waaw du Sa Thiès Moussa Ndoye kese da ngay delluwaat ginnaaw Eumeu Sène Bombardier Gris Bordeaux Balla Gaye Sa Thiès Boy Niang Modou Lo Lac de Guiers muy combat yoo xam ne tey ñi nga dëkk micro yëpp ñu analyser ci man maa la ci wax loo xam ni suuru lamb ji noonu nga ko gisee Sa Thiès Moussa Ndoye dékkoo ma micro dañ toog fii démb ñuy waxtaan xam naa ñaari mbër yëpp xam naa Moussa Ndoye xam naa Sa Thiès faraluma ci kenn ndax suma casquette promoteur la waaye am na nooy waxee sax dañ naan da nga far ba tey lamb day am nga gis ci commentaire yi jamay kay dem nañ jëli ko mu analyse démb dañ toog
balaa maa ñëw fii toog nag ñii ñëpp ñu ay amateuru làmb ji ñuy waxtaan ci làmb ji may leen làmb ji ni ma ko gisee kii daanu day dëpp te Moussa Ndoye laa koy jox lu tax ma koy jox Moussa Ndoye mooy gis naa ñaari mbër yëpp te xam naa ne Sa Thiès ndox du bàyyi yoonam fu arbitre soufflé dina mépp day dox ci kaw Moussa Ndoye mépp ko combat boo gisee mu diire noonu sax si Sa Thiès la moo taxaw bu arbitre soufflé woon Sa Thiès dafa ma ne nam combat bi day gën a gaaw. jam lii luñ gis la du jàngat làmb. jàngat làmb la may ma lu tax ma jàngat làmb la. du lu ma gis jàngat làmb la. lu tax ma jàngat mooy Sa Thiès xam naa li muy bëree xam naa Moussa Ndoye li muy bëree te xam naa ne Sa Thiès bu arbitre soufflé dina mépp ci kaw Moussa Ndoye te bu méppee ci kaw Moussa Ndoye du koy riposte di xeex ak Sa Thiès day jaay jox ko boppam su ko joxee boppam ñaaree am Sa Thiès da koy fàq dugal ko ci ronam mu dëpp wala mu xëcc ko mu kaat appi wala Sa Thiès xëcc ko daw def ak moom rotation te Sa Thiès fu mu wëree Moussa Ndoye nomba su ko doxee ginnaaw su ko dooree day dëpp. est-ce que jàngoo yenn ci ay combat yi Sa Thiès tamit digganteem ak nees seeneen combat tax nga wéeru foofu tamit wala lii luñ wax. waaw non xam nga tey Bombardier Eumeu Sène dama la wax ne la site bi. merci de ma rappel Eumeu Sène day dugg ba. boobu moom dañ la ko boobu moom Serigne moo la ko. du Serigne waaw Serigne bu ma mën a wax loolu Serigne bi mu ñëw waxal ko boppam. xam nga damay bañ chaque jour nit ñi def waxu Serigne. di nga gis koo xam ne yàgg ci làmb man tey su fekkoon ne li may wax ni ci làmb damay toog sa combat ma woo mbër ne ko suba nii la wala jox ma nangam bu yàggee ñu def ma Serigne te du ma Serigne xaw ma A ak B mënumaa bind mënumaa gisaane xaw ma mbokk muy def Serigne waaye làmb dama ne la boo ci nekkee xam ko mun nga ci analyse loo xam sa ñii dañ lay jëm ba yaakaar ne sëriñ la te du mbiru sëriñ dama xam ñaari mbëri xam na ñuy bëree Sa Thiès bi muy bëree Boy Niang ñu laa la ko waxee Balla Gaye Gris Bordeaux dama taxaw ne leen xeex bi adduna bi yëpp nee nañ Balla Gaye Gris Bordeaux moo daax xeex waaye xeex bi Balla Gaye moo ci avantage suñu xeexee Balla Gaye moo koy mën a ci xeex bi Gris Bordeaux ci biir bëree bi lay am avantage di ko pays yi ñu teg la loolu nag ñun ay xale lañ nekk ci làmb di jàng bu combat amee guddeeg bëccëg ñu ngi ci internet bi di suivre ñaari mbëri seen jaar-jaar loolu la waaye du mbiru sëriñ ndax ñi fi toog ni yëpp wax naa leen ko fu Sa Thiès jëm avant combat Sa Thiès fi mu jëm mooy kenn mënatu ko bañ ndax dafa am phénomène bu xew ren ci làmbu Sénégal muy grand contre petit ni ci kaw nañu yokk poids lourd ci kaw ndax bëgguñ gis Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye tout le temps amateur yi ci boppam dañ xaw a doyal ci loolu léegi nag nañ jox ñu si suuf loxo ñu fekk leen te Sa Thiès dem na ndax démb ko xool ni mu bëree Moussa Ndoye ak forme bu mu indi ak manière bu mu daanee Moussa Ndoye kon amatul benn poids lourd bu mën a nekk ci làmb te kenn du wax ne sa diggante ak Sa Thiès combat yaa ngi dégg am na sax ñuy wax diggante moom ak Franc man suy man na keneen may Franc loxo keneen may Sa Thiès yéeg ci kaw ñu dem dajee ci kaw rëg-rëg guy gi ku ci daan na dem ci kaw kaw ñu renforcer ko am fa lu mu gàtt 15 poids lourds yoo xam ne dinañ mën a bëree seen biir waaye tey boo jëlee làmbu Sénégal boo compté 5 poids lourds 6 7 ñoom rek ñoo nekk di bëree seen biir moo tax chaque année combat bi ngay gis ren déwén xaar ko loolu nag lu koy waral mooy ñi si suuf mënuñu yéeg kon Sa Thiès man combat mag Gris Bordeaux dafa war a taxaw comme ñaari avance moo xew combat mag Eumeu Sène sax dafa war a taxaw ñu gis lu musul am ci làmb man tey bu may promoteur bi may tëgg diggante moom ak Eumeu Sène lu tax di nga indi challenge bu garaaw da ngay indi Eumeu Sène jël ñaar ñu bokk ndey ak baay jël Sa Thiès jël Balla Gaye loolu musul am ci làmb jëlaloon door musul am laaj bi daa góor bëree naag soq bëree jan li waaye comme nga jëlandoor ñaari avancé musul am loolu challenge la te làmb dafa soxla challenge suy bees yooyu nga indiwaat tey ba tey Sa Thiès Eumeu Sène ba tey day fayeekuwaat Eumeu Sène jël na Balla Gaye daal bi ko jël rakkam Boy Niang Sa Thiès Eumeu Sène tamit bu jëlee Balla Gaye jëlaat Sa Thiès day mel ni Eumeu Sène am na ñaari adversaire Guédiawaye Balla Gaye am ñaari adversaire Pikine comprendre nga loolu dina am beneen challenge bu mu dundal làmb ci biir làmb guy gi rëg-rëg bu tasee ku fa jógee da nga dem ci Gris Bordeaux comme ñaari avance moo xew nañu may mbëri ci kaw sans ñu suuf ñu fekk ñi ci kaw man góoma ay Sa Thiès ndax ci kaw mën a bëri ay non man góoma ay Sa Thiès Franc ay Sa Thiès rëg-rëg góoma loolu comme lii dafa xew mu nekk point boo xam ne Modou Lo roi des arènes dañ koy saluer ubbi na porte bi su ko neexee mu ne munoon naa jëliwaat beneen adversaire waaye dafa pare jël Ama Baldé directement Balla Gaye tamit su ko neexoon mu ne damay jël beneen adversaire waaye dafa pare jël
Boy Niang directement. te lamb Sénégal nag mënoo ko wax génne ci Balla Gaye. génne ci Modou Lo. ñoom ñaar suñu ubbee porte yi ñeneen ñi ci des dañu bàyyi xel ne lamb ji léegi kenn rawul kenn. mbëri ñoo bokk ngemb yi ñuy takk. yaa ngi dégg tolloo nañ ci doole. tolloo nañ ci saayir. tolloo nañ ci baat nañu bëree ñoom nen. man loolu laa am na ma ci wax ndax loolu mooy yokk lamb. jaajëf Pathé Moussa Ndoye fan la Moussa Ndoye boo ko doon jox adversaire jamono ji ni fan la jëm ndax ci trop la jógee démb Sa Thiès it fu mu jëm jamono ji mel na ni am na step bu mu jéggi tegaat tànkam feneen ci kaw. waaw Moussa Ndoye moom mën naa ne ñu mën a bëre ci làmb bari na. waaw ndax boo xoolee digganteem ak ko nga xamante ni mooy Alioune Seye mi daan démb. revanche mën na fa am. waaw digganteem ak Modou Anta tamit. wala digganteem ak Diène Kaïré ñooñu ñëpp mën naa bëri ak ñoom. waaw Sa Thiès tamit man su ma ko doon jox adversaire Garga Mbossé laa koy jox. waaw ndax seen combat yaa ko doon ko coow ñu ko doon dox. te ñoo bokk benn mbër bu mujjee daan te tamit bokk na ay adversaire de ko moom. waaw kon ñoom ñaar ñu leeral ba pare ku daan dem ci kaw. waaw man su ma doon jox adversaire ñoom ñaar doon laay dox. ayca kële moom dafa mel ni tekk na ngeen moom. waaw Issa moom xàmmeetuñ ko. waaw wax dëgg fa neex yàlla man su ma nekkoon mbokkam dama koy wax ne ko rek. waaw mu di ndax làmb tamit du caaxaan. waaw ndax boo xoolee Issa Pouye démb bi mu summee ko ak Issa Pouye man xamoon. waaw nga xam ne. waaw làmb bàyyi na ko daal. waaw Alioune Seye tamit ndaanaan la ndax Moussa Ndoye kii bi mu doon bëreel démb Issa Pouye ñoom ñaar magante woon ci làmb. waaw ndax Alioune Seye heure boo ko gisee mu sumee ko rek da ngay gis ne day liggéey. waaw te tamit loolu noonu xaar ci Issa Pouye démb mu ñëw sumee ko ñu gis forme ci moom. waaye bu mu sumee ko moom wax dëgg yàlla démb moom ak Issa mu daan xam. waaw gis na ne changement am na. ayca loolu am na solo bu baax a baax Ousmane Diop ñaari adversaire yooyu noonu fan la booy jëm Moussa Ndoye ku ne xam ne ne lambu ñaari mbir si ne da ngay daan dem boo daanoo xaar Moussa jamono ñi day xaar amaloo ko adversaire. Moussa Ndoye mun naa bëree kii ni Gambien bi ñu daan tey ñoom ñaar mun nañu bëre. mun nañu bëre. Sa Thiès mun naa bëree ak Malick Niang bi ko daane woon. waaw Rawas mun na bëree Ama Sène comme ni ko jëm waxee. mun na bëree ak Bombardier bëri na si adversaire si kaw. loolu am na solo bu baax a baax Assane lambolog bi. waaw damay ànd ak Pathé si lu mu wax mooy diggante Sa Thiès ak mu mën a bëri na ñoom ñaari mbër moo leen aaye pour gars yi dem si VIP yi muy Boy Niang ñëpp moo leen aaye pour ñu dem fa kon ñoom ñaar da ngay leeral seen diggante waaw ndax ray naaw su ngay war a bëri ñoom ñaar muy Sa Thiès ak Garga su ngay war a bëri seen dem si kaw day leer su boobaa dina ko may sens 100% na wax dëgg ñaar la bokk APC bu mujjee daan Modou Lo Moussa Ndoye ñu fa doon bëri na ko ni nga ko waxee fanaa Papa Jama ko fi wax moo Aliou Seye war na ko mais sax na dafa bëre grand combat kii bëre spécial te waaw exactement diggante moom ak Modou Anta bu Thiès tamit gars yi war na mën a bëri ku nekk ñu leeral sa kanam moo jënkeere sax jënkeere wala mën a ñëw mu may ko sens ndax dina fekki yeneen gars yu nekk si jox la ak si VIP bi mu bëri ak ñoom waaye comme lu ma dee dégg ay franc ay yooyu moom risque la pour Mansi Sa Thiès ñu jël ko su ko fi ne dañu jëli ndaka ñu jëli waaw lu si kanam mel nekk xam nga dineen di waaye du bu ne nekk léegi waaw ndax xale boo xam ne si boppam la jógee yow mi nekk si yoon soo ko jëlee mën na la fekk Sa Thiès it's high time mu bëree benn combat rek def na même si kaw nu xool na si kaw moom na fa mën a nekk bon la. waaye Alioune Seye 2 nag démérité wu ñu ngi koy félicité ci ndam li dinañu tamit suñu yaay Adja Gass nga xam ne démb macha allah jooy yi mu jooy waaw moom borom Angleterre démb bi combat bi di am ñu ngi koy woo téléphone muy jooy yi métti. waaw maa ngi koy encouragé di ko félicité waat ci ndam li ndax wax dëgg yàlla dafa jël ku ci mel ni Sa Thiès ak Alioune Seye mbëru Guédiawaye yëpp laay wax doomoo leen. moom Gambie fii la dëkk. waaye bu mbëri di bëree. moom mooy gën a sax soo waaw Adja Gass bu leeru jaan démb jooy su ma ko arrêté woon tegal ko askan yi moom xam naa Sa Thiès ak Alioune Seye dinañ dagg bi dem seeti ko ba Angleterre. jërëjëf loolu am na solo bu baax a baax jàngat bi am na solo macha allah Beuz damay ñëw ci yow direct ndax ku ne xam ne ne yaa ngi jamono ji biir Gambia démb ñu gis ne àndoon nga ki nga xamante ne moom mooy Luc Nicolaï Enco ci biir réew mi fii nii mu doon dox li nga xamante ni moom mooy diggante Gambia ak Sénégal rawatina combat bu mag boobu nga xamante ni combat royal la diggante Modou Lo ak
Ama Baldé ñu gis ne démb ñëwoon ngeen fi ngir waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy ministre of youth and sport muy ki nga xamante ne moom mooy Bakary Badji mu gis ne waxtaan bi yaa ngi fa woon sa tànk foofu noonu yan jàngat nga ñu mën a amal ci loolu. macha allah ku ne xam ne ni Modou Lo Ama Baldé mën nañ ne mooy combat bu gën a mag tey ci Sénégal ndax moom mooy combat royal. ba pare nekk combat jànq. combat boo xam ñaari xale la. yu yàgg soxla wante. Ama Baldé amaana moo ko fësaloon mais Modou Lo noonu la ko soxlawee woon. Luc Nicolaï bu demee ba décroché combat boobu ba pare jël Gambie. ne Gambie laay defee sama premier face to face. ndax man li ma doon def fële ci Sen TV foofu lancement officiel du combat la. foofu yàlla dogal antuwul. mais premier face to face bu Modou Lo war a dongali ànd ak ay supporters am ànd ak amateurs yi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ay tëggkatam Ama Baldé pareil. premier face to face boobu Luc Nicolaï bëgg ko def ci Gambie. muy ñëw fii nag di jàkkaarloog autorités yi ndax réew booy ñëw ci réew. da ngay jaar ci buntu ba. buntu ba nag moom mooy autorités yi moom mooy fédération gambienne bi. moom mooy ministre des sports. ñooñu boo leen waxee yaakaar naa wax nga état wu Gambie. Luc Nicolaï jaar ci buntu bi pour laaj leen autorisation pour xool naka lay organiser face to face boobu. Lutte TV bi nga xamante ne Buzz Pro Ibrahima Faye Buzz mi moom la jiite. mënuma def lu dul accompagner Luc Nicolaï ñu couvrir loolu. ndax Modou Lo Ama Baldé yaakaar naa buñ ñu yóbbu woon ba Autriche. pour ñu war fa def communication. war fa def couverture médiatique. ñun Lutte TV dinañ déplacé wu loolu moo ñu indi woon démb. man ak Boucar Ndour ak Papa Ndiaye. ñu teewee mbir moomu nga xamante ne moom la Luc Nicolaï doon amal digganteem ak fédération bi ak ministère bi. ñuy wax nag waa Gambie yaakaar naa fu mu toll nii ñu ngi leen di remercier bu baax a baax. ndax lépp li nga xamante ne délégation boobu nga xamante ne Luc Nicolaï indi woon na ko muy moom ak Moustapha Guèye. le Tigre de Fass. yaakaar naa ne lépp lu ñu bëggoon waa autorité gambienne yi nangul nañ leen ko donc mën nañ njort ni très bientôt. face à face boobu nar a am ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé dina concrétiser wu fii ci Gambie. mu nar a nekk big event boo xamante ne ñu ngi ciy xaar loo xamante ni spectacle bu yéeme la ndax ku ne xam na ni Modou Lo ak Ama Baldé bëgg naa dégg sax sama mbokk Gambien yi ñu décortiquer ma combat boobu. ay Modou Lo ak Ama Baldé jàkkaarloo boobu dëgg la Jamaïcain jamono ji ambassade la diggante Gambie ak Sénégal jamono ji ni gis nañ ne génne nga sa xaalis bu bari dugal ko ci li nga xam ne moom mooy mbër yi nekk ci biir réew mi ngir ñu gis seen bopp ci li nga xamante ne moom mooy làmb bu dul dara ay dee Jamaïcain rek dundal na làmb waxuma la nag tey nga gis ne sa mbokkam promoteur jógale na fële combat royal nar ko indi fii ci biir réew mi Jamaïcain gis-gisam. waaw sunu gis-gis mooy comme li ci ñëpp wax rek loolu fierté la. ci làmb Gambie. luy jëmale làmb Gambie kanam la te ñun làmb Gambie lépp lu koy jëmale kanam rek sunu ndam la. ndax Sénégal bi sax laay wax. ndax yàlla def na samay papa man Sénégalais la sama yaay Gambienne la. kon ñaari réew yëpp dama fi am cër. bu ci nekk su doxee mën nga doxal su delloo ginnaaw mën nga delloo ginnaaw. boo xoolee làmb danaan am fii ay promoteur jógee Sénégal ñëw fii di fi tëgg làmb. waaye gëj nañ ko gis depuis 2007. waaw Gambien duñ xaaf. dañ gëj a gis Sénégalais jugee ko Sénégal ñëw tëgg fi làmb. sos Jinne Mori 2012 lañ fi dekkil bëree dóor. bëree dóor boobu noonu muy première fois doomu Gambie di ko def. ak doomu Sénégal. te ki ko tëggoon Gambien la. muy Ahmed Tidiane. di fi Ahmed Tidiane tëgg loolu ba léegi loolu dafa tumuranke woon. ba ñun ñu ñëwaatee lu tax nag ñu ñëwaat ñun indiwaat phénomène bi mooy. Gambie mooy comme ni ma wax ñaari dëkk yi am nañ si cër ñu nekk ci làmb boo xam ne. muy sport boo xam ne Sénégal ak Gambie rek koy def. ñun nag ñu ne pourquoi li ñu nekk nii ñaar réew yi di ko def. jaaru na pour ñu lëkkale leen si gën ko dundal. looloo tax ñu ñëwaat fii di dekkilaat diggante làmb Sénégal bi. tey di ci invité tamit kilifa yi nga xam ne ñu ngi Sénégal suñuy nawle promoteur suñuy papa. yàgg leen a ñaax ne nañu ñëw indi fi làmb ndax Sénégal mooy Gambie. tey boo ñëwee stade Independence Stadium bu Bakaw. stade boo xam ne plus de 45 000 places la. guddi yi benn stade rek moo tolloo moom Sénégal. muy amitié. stade yi fa des yëpp. Independence Stadium bu Bakaw moo leen ëpp. te léeg-léeg ñuy am problème mu date. Sénégal. te jàpp naa ne Gambie ci biir Sénégal la bokk Sénégal ci biir Gambie la bokk nit ñi nañu indi fi événement yi. su lig nag jógee xalaat ndax compte boo gis si benn lay commencé. ne day indi fii face à face. diggante Modou Lo Ama Baldé fii ci Gambie. ñun lu ñuy rafetlu la. waaw lu ñuy saluer la di ko wax welcome. mu ñëw ak jàmm dal ak jàmm. yàlla defal ko fi lu kawe njortam. ci profito di remercier waa Gambia ndax buñ fi ñëwee. teranga rek lañ ñu ji. yaakaar naa ni lu ñu fi nekk yëpp def nañ fi ñetti fan mais teranga rek lañ ñu defal. commencé ko ci Ndongo Cissé. dalal nañu ci këram waxtaan nañu ñun. defal ñu ay teranga yoo xam ne dama mujjee yéemu dama ne kon lii la doon defal ñoom Lamine ak ñoom Babacar. léegi kenn du ñëwati léegi man maay ñëwal sama bopp. waaw léegi ñoom Lamine ak ñoom Babacar.
non dañu mënoon nëwatu buñ doon ñëw man daal jox nañ may affaire yoo xamante ne daal man sama oto bi xaw ma kenn la gëj a nekk plein essence waaw léegi man daal ñëw naa ñu defal ma essence ba fu mu toll nii maa ngi daw depuis ñaari fan mais aiguille bi ba léegi wàccul xaw ma waaw non ma koy saawaay teg na ma ci axe ne ma nañ dem toog ma dem di bëgg a tàggu pour ñibbi gëmantu mu ne ma toogal rek di ma piis fekk xaw ma nu mu demee noonu waaye damaa jékki-jékki rek taal oto bi gis oto bi def plein te plein bi maa ngi ci daw ñaari fan aiguille bi bañ a wàcc xaw ma ban façon essence la mais macha allah ñu ci loolu yëpp c'est pour wane ni vraiment ñu ñàkkuñu essence ñàkkuñu itam peut-être lu ñu dépensé suñu ay kër mais dafa am ay signes de générosité dafa am ay signes yoo xamante ne loolu dafa sedd ci xol parce que teranga la te daf ko def ak xol boo xamante ne voilà lu wax na ko dox na may anecdote yoo xamante ne man sax fàtte naa ko ci Lutte TV donc teranga boobu ñu defal ñu ngi ko ci remercier bu baax moom Ndongo Cissé di remercier ñi nga xamante ne dalal nañu ak sponsor yi nga xamante ne war nañu ànd ak ñoom liggéey yaakaar naa ne jam foofu la war a tëjee sponsor yu bees yi nga xam ñu ngi fii ci Gambia war a ñëw topp Lutte TV ci liggéey bi waaye di la remercier yow itam Modou Lo présentation bi am na solo te di wax ni officiellement bés ni ki tey Lutte TV dafay ubbi fii chaîne fii ci Gambia waaw nañ xaar léegi chaque semaine dinañ am ay interview yoo xamante ne fii ci Gambia yaakaar naa dinañ ci ànd en collaboration ak ñi nga xamante ñooy VOD vraiment parce que tamit caméra woman yi ñu am caméra woman yi ñu am tamit macha allah seen liggéey bi ñu ngi koy teg ci yoon professionnel nañ donc yaakaar naa Lutte TV tey war na mun a ànd ak collaboration ak VOD fii ci Gambia am lu ñu doxal tey mu mën a nekk loo xam ne day gën a rataxal diggante ñaari réew mi comme ni ngeen koy waxee ratax ni kànja Sala Ndiaye xam nga nekk ci caméraman bi Fatou Badji xam nga ñu jigéen ñi man góor ndax bi ñu ñëwee fii ba léegi gis nañ liggéey bi ñu ko tegee ci yoon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax ne fi ñu teg seen tànk foofu la affaire bi kenn moomu ko rek góor la liggéey bàyyi sa waar dem ci kanam ñun nag mënuñ fi toog di tàggatu te duñu nuyu ñi nga xam ne suñu naw leen suñu xar lañ Jam Promotion dafa yaatu ci dëkk bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey yëpp ñu ngi nuyu bu baax képp kuy liggéey Jam Promotion rek maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di la jox sa wàccuwaay waaw bu lëg lekkee olof nag na ko gërëmee cooy wala feccam niir bu neexee yaay gaa téye ca mbaggee tey fi ñu toog nii cooy ko ndaa moo téye suñuy mbagg si saxoo ñëpp xam nañ ko moo génne fi borom jasineer yi baax nga xam ne jaaxle bi ñu nekk ci diaspora bi amoon dindi na ko fi julli day jot nga nekk Europe wala nga nekk Asie wala Océanie yi bëgg a sol yére julli muy jaaxal la léegi ku ko soxla Fodja coono jeex na ki ko soxla nooy def da ngay call si plus 220 700 96 non 6923 700 6923 wala nga def boog 700 ci français 69 23 soo ko defee joxel sa mesure mu ñawal la li nga bëgg jasineer costume africain moo lay jaay ñawal la costume africain jasineer mbagin riche suisse gold manion gold lépp loo soxla jox ko mu ñawal la yónnee la ko jigéen ñi tamit gis nga ci yu baax yi ñuy dugg taf yeeg yëpp lay def kon kenn du coy ko ndaa ca kaw ca kanam si saxoo borom Fass maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu. ayca kooku borom Fass Ndiaga Coy la borom Coy Kunda ayca Pati ñi ngi ñu bàyyi la yoon nga tàggatoo. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di nuyu suñu caméraman yi ñu àndal nii ak waa Lutte TV yeeg ñëpp. ak ñun seexaloon plateau bi ku ci mel ni Assane Kébé Ous Jamaïcain ak Bës ak yow sa bopp di la nuyu bu baax. waaw di fàttaliwaat rek dimanche bi ñu jëm incha allah. di on the 4th July. waaw dimanche bi di ñëw bu delsee. waaw dimanche tey bu delsee on the 4th July. waaw Ousmane Diop mii dafa tëgg combat bu mag. waaw dox ci diggante Soldaaru Baay ak ko nga xam ne mooy Boy Gueye. mu nekk combat espoir boo xamante ne bi Gambie yëpp a ngi koy xaar. di ci woo ñëpp tamit. waaw di wax ne foofu nga xam ne mooy suñu alaaji fa lañ ko fas yéene defee. waaw combat yu neex nekk ci. diggante ko nga xamante ne bi mooy Lion Noir ak Bébé Balla mooy bëri combat spécial bi loolu mooy drapeau Xalimatu waaw di xaritu Bintu tamit waaw di ko nuyuwaale bu baax a baax waaw ak combat yi ci toftal yëpp xam naa ne temps yi mayew ko waaye kon ñu li ma leen combat yi fa nekk yëpp waaye di wax ne daal képp ku bëgg a dund làmb ñëwal dimanche incha allah dinañ fa seetaan combat yu neex a neex waaw di nuyu ñëpp di santaan ñëpp di gërëm ñëpp rawatina mën a ji asun bi ma bokk nag dina nuyu bu baax a baax fii ci Gambie waaw suñu président yeeg waaw ñu ci nekk ñëpp ak axlu làmb Gambie yëpp promoteurs yi journalistes yi ak képp ku nekk ci làmb ji rek ñu lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu tamit Sénégal waa làmb Sénégal tamit di la nuyu bu baax a baax surtout groupe Ndiaye production bi ñu bokk waaw di ko teg ci loxo Grand Mor rek waaw mu séddale leen ko di leen nuyu bu baax ak Fallou waaw ak suñu père Sorou Fall foofu tamit Sénégal
ak waa ménagères yi fa nekk yëpp tamit ñu leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Sénégal ak waa Gambie daal moom loolu waaw di wax ne kontaan nañ trop tey. ay ca am na solo bu baax a baax Pathé Gningue plateau bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ko am fii tey Jamaïcain isil ñu ko ak waa Lutte TV ak seen VOD bi xam naa ñii moom dina ñëw si làmb ji ñëw wane seen bopp ñoom tamit parce que Lutte TV làmb ji ñoo ko siiwal kon yéen tamit su ngeen buggee siiw moom da ngeen war a ñëw si làmb ji nekk partenaire si Jamaïcain ak si Ousmane Diop promotion ñu ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen wax ne dimanche bi di ñëw incha allah dimanche tey bi su delsee incha allah suñ ci alaaji si fiir bi am neen fa làmb ju mag diggante Soldaari Baay ak Boy Gueye waaw kon di oo ñëpp di leen wax ne yéen ñëpp ñu ngi leen ñu oo du manager du promoteur du journaliste ñëpp supporters yi yëpp ñu ngi leen ñu oo ñu ñëw si jàmm ñu def affaire bi si jàmm ñëpp ñibbi si jàmm que le meilleur gagne ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. sant ko jaajëfal ko Ousmane Diop la grand promoteur Assane Kébé lamb la waaw Modou di gërëm di sant rawatina ñu bokkal plateau bi na ma dégg ne la waxtaan bi plateau bi plateau bu mu neex la na jàng naa si lu bëri xam-xam feeñ xëy na fi di jaajëfal tamit suñ caméra léegi ñu fi am tamit ñoom tamit liggéey bi am na solo waaw kon lu Ousmane Diop tàggatoo rek Pathé tàggatoo bu ñu lay tàggatee mooy dimanche ñu ñëpp incha allah ne dem fële si suñu ci alaaji for the first time nag foofu la waroon njëkkee nag na heure boobu la jógee mu tëb rek ñu soog a wes waaye nag mu ngi dellu nag si cosaanam kon loolu dina gën a am solo ni ngay ñaan képp ku xam ne yaa ngi dund làmb Gambie fu mu ci nekk rek nga ñëw si event boobu nag dina am solo bu baax a baax moo la kon di rafetlu plateau bi di la jaajëfal bu baax a baax. sant leen jaajëfal leen bu baax a baax mbir ma amoon na solo VOD la voice out digital ngeen si àndaloon ak li nga xamante ni moom mooy Lutte TV mu doonoon mbir yu ama am solo Ousmane Diop promotion la ñuy àndal dimanche bi ñu dëgmal fële ci Sinthiou Alaaji football field bébé Kaspa bu club Mara dina ci laale ak Messi bu Tallinn United Scorpion bu club jëf jël dina fa laale ak nga xamante ni moom mooy Bouga Dem bu Tallinn Jàppo Justice bu Jaabang United dina fa jàkkaarloo ak Boy Séréer bu Ket Serigne Mbolo caatu Mangor bu Ama Academy dina fa laale ak nga xamante moom mooy Zamzam bu fekkee ma ci boole Bul Dof bu Serekunda Gëm si réew dina fa laale ak expérience bu Yunnu Mbolo Escania bu Jaabang Mbolo dina fa laale ak Sox bu Tallinn Jàppo Séri Boy bu Tallinn United dina fa laale ak nga xamante ni moom mooy Boy Melax bu Ibo Town Mbolo Bébé Balla bu Jaabang Mbolo dina fa laale ak nga xamante moom mooy Lion Noir bu Serekunda Mbolo moom mooy spécial combat bu leen Ousmane Diop indil grand combat bi mooy dox ci diggante Boy Gueye bu Ama Academy ak Soldaaru Baay bu fekkee ma ci boole lii la leen Ousmane Diop indil muy combat yu doy waar yi nga xamante ni ñu ngi koy waaj jamono ji suñu alaaji waaye mooy ñu yóbbante la nuyoo suñu papa Ndongo Cissé ñu ngi koy ziar bu baax di ko nuyu ndax wax dëgg yàlla heure bu ñu ñëw ci dëkk bi gis nañ taxawaay bu mu am suñu di nuyu promoteur yëpp képp ku nekk ci réew dëkk bi rek ñu ngi lay ziar rawatina waayu promoteur association solo ci lamb Modou Lo nag ngeen di àndal ci seeni li nga xamante moom mooy seeni image waaye Sala ak yeneen caméraman yu ñaawul yooyu ñoom la ñuy bëgg di àndal ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy caméraman yi joxal leen dëgg daje ba next time bu rafetee si sunu borom la bu ñaawee sunu matal di la jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff bi dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior mi ta ndaw ñi dinañ ko boole ak ki nga xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kol bu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape Thiam numéro 2 waaye ci bés boobu itamit dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu